Tidiane Mourani Mourida mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci ak santam ñu ngi rafetlu baax seen ànd ak Ferlo FM 94.0 Daara ak 3w.jolofactu.com niñ ko baaxoo di ko ànd ak yéen seen émission pencum Jolof gannaaw bu ñu ci gërëmee monsieur le ministre Habib Sy mi nga xam ni moom la ñu waxtaan ak suñu waxtaan wi ñu génn tey tamit mbokk yi ñu ngi wiyandi am ci mbégte bu baax nag dalal ci góor gi Pape Birassi Sow Pape Birassi Sow nag ñu bëri xam nañu ko xëy na sax ndaw ñi moom lañ ci gën a waxtaan ngir ñu duggaat gën a xam waaye moom socialiste bu mag la ndax ci la juddu ba tey fi mu nekk ni tamit ci la daal di nekk ñu fas naa waxtaan ak moom lépp loo xam ne jëm na ci ay jaar-jaaram waaye lu jëm ci li nga xam ne mooy tolluwaayu Jolof ak lim ci daal di mën a jox ni ay ndénkaane ñi nga xam ne ñoom ñooy ndaw ñi Pape Birassi Sow ñu ngi lay nuyu di am mbégte bu baax dara la. waaw daam nga baaxal ma nag parce que wolof bi leerul lool. Ça surprendrait les gens pour dire que Jolof qui ne comprend pas bien le Wolof ou bien qui parle mal le Wolof il comprend mais il parle mal le Wolof. waa Jolof ak waa diaspora maa ngi leen di nuyu man Birassi Sow ancien député de Jolof compagnon de Daouda Sow et Maguette Lo. mais gannaaw loolu Pape Birassi Sow xëy na ñi ñu déglu danañu bëgg xam kan mooy Pape Birassi ndax nekkoon nga fi député nekkoon nga fi attaché cabinet bu Djibo Leyti Ka waaye nekkoon nga tamit chef de cabinet bu Djibo Leyti Ka waaye laata boobu tey ñi nga xam ne dañuy déglu xam nañ ne barke ji nga dëkk waaye lan nga ñu ciy dolli kan mooy Pape Birassi Sow tey. daam maa ngi lay gërëm parce que jox nga ma occasion bu rëy pour d'abord ma remercier Djibo Ka di ko jaale Jolof yépp nga nekk pël mbaa nga nekk wolof mbaa nga nekk beneen xeet maa ngi la koy jaale. Djibo Jolof la xëy na sax ñuy wax ne Djibo Sénégal waaye particulièrement Jolof parce que foofu la judd foofu la yaro foofu la màggee foofu la am teraanga yi mu am yépp bi mu wuy boromam ci Jolof la nekk responsable di ko jëriñ. loolu lu am solo la mais xëy na tey bu ñu ne Pape Birassi Sow ci barke ji nga fekk baax fa nga jàngee tamit bokk daanaka ci ñi njëkk a jàngale ci li nga xam ne mooy école boobu. waaw man waa barke ji laa mais sur papier benn dëkk pël bu tudd Ñaaxa foofu la juddoo foofu la màggee foofu la doon doxee tànk 7 kilomètres ba ma ñëw école Linguère barke ji di fa jàng xam nga loolu. tey boo buggee defloo xale yi bu sottee tam du rafet. waaye ban année la noonu. depuis 53. alors boobu Barke ji dafa amutoon école wala. Barke ji am na école waaye ñun pël dañuy dëkk ci àll bi. foofu la ñu dëkk foofu la ñuy fekk baax benn dëkk pël bu tudd Ñaaxa foofu laa doon doxee tànk ay ak sumay yeneen camarades. 5 kilomètres de Barke ji. ñi ci mel ne ñan yaa ngi fàttali ñi nga daa ànd ak jamono jooju. ci ñooñu tudd saa si Yara Jàll Sow Samba Samboulou Ifra Mbaye nous étions 4 ou 5 parce que y avait man la saa si Yara Jàll Ifra Mbaye Samba bu ñu doon wax Kooro ak ñeneen waaye fàtte naa tur yi parce que yàgg na. foofu nga defee kon ca primaire bi yëpp foofu nga ko defee. foofu laa defee primaire moo def en 57 aw ma woon certificat d'étude ma ñëw redoubler fii ci Dakar ci école bi ñu tudd école de Manguier. école Manguier ba tey c'est une grande école foofu laa admis cours normal de Mbour dem Mbour def 4 ans génni nag dem jàngale yi. kon yow yaa nekk ñaareelu jàngalekat ci Barke ji xaw da ngaa génn kon yóbbu la foofu kon. ñaareelu jàngalekat parce que amoon naa beneen camarade bu tudd Djibéri Sow moo ma jekk jàngale une année. da ngaa génn directement rek ñu yóbbu la fi nga dëkk. non bi ma génnee dañ ma affecté benn dëkk bu tudd Ndaax dans le département de Bambey ma def foofu 2 ans Daouda Sow mu ne il faut mu yóbbu ma Barke ji pour ma dimbale ko ci politique am loolu moo tax ma bàyyi Ndaax dem. Barke ji justement tey li nga xam ne wax nga ko ci docteur Daouda Sow xëy na suñu waxtaan dana gën a war a bëri ci li nga xam ne mooy wàllu politique lu tax nga ne docteur Daouda Sow mooy sa pensée ci wàllu politique moom daanaka mooy sa wasila ci wàllu politique mën nañ ko jàppee noonu.
c'est mon maître à penser parce que moom la toppoon bi ma nekkee xale bu tuuti ba ñu mag bi mu nekkee député nekk foofu ba nekk ministre ay yoon mu yóbbu ma nekk ci wetam après Djibo Ka ñu nommé ko ministre de l'information Djibo jël ma comme attaché de cabinet 2 ans après mu def ma chef de cabinet. alors maître de pensée tey jii da ngaa gëmoon li mu doon doxal ci wàllu politique moom docteur Daouda Sow ak fan lan moo leen boole dëgg-dëgg. sot de ci la sot parce que moo nekkoon ni suñu mag moom la ñu xamoon ci kaw waaye nag du moom a tax jàngale ji. bi ma génnee waroon naa dem jëli suma décision pour dem enseigner en ce moment Magallo était député suma benn oncle bu tudd Diawande Daf l'ami intime de Magallo ma jaar wetu hôtel de député ma jaar ci kanam ma gis Diawande Daf l'ami de Magallo ma ñëw dégg ma ñu nuyu ko mu ne ma mais foo jëm très tôt nii ma ne damay dem building ma dem seeti foofu suma décision seet nu muy jàngale mu ne di toogal kay dootoo dem fenn toogal ba ma màggat dal di wàcc mu fekk ñu ci hall bi mu wax ko pourquoi ma jaar fii ma ne man dama jaaroon fii rek di dem building parce que dama bëggoon dem di seeti suma décision pour enseigner mu ne toogal ma woo ministre bi. boobu nga xamante ne Maguette Lo bu baax. pas trop chef Diawande Daf que je connaissais bien parce que nous habitons ensemble. mais moom moo la xam léegi na la say mbokki jolof-jolof ñu ngi fi. waaw boo xam bu ma gisee rek mu def ma woo ma ñëw nuyu ko mu ne toogal ba Maguette Lo wàcc ngeen nuyoo xam nga moom c'était le maître à penser de Maguette Lo moom Diawande Daf. nii laa xamee Maguette Lo nii la commencé politique. parce que da nga ne da ngaa sotal xëy na docteur Daouda Sow mais xëy na koy sotal dañ koy def dara lan lañ ko defoon dara ba nga bëgg koo setal. dinañ ci ñëw lu tax ma ne la damaa sot. nun nga duggee enseignement mais sa wàllu politique dëgg lan moo la gën a booleeg ki nga xam ne kii moom mooy docteur Daouda Sow. sot. fan nga ko teg par exemple. racisme. maanaam docteur Daouda Sow pël la ngay pël. voilà mais boo ko leen dara à part loolu. kay ay mbokk lañu kay. waaye nag sot rek la. waaye du mooma tax am décision di Maguette Lo mooma lijjanti décision bi ma ko amee ba pare ñu affecté ma benn dëkk bu tudd Ndaax dans le département de Bambey comme directeur d'école ma def foofu ñaari at Daouda def démarche pour ñu yóbbu ma Barkédji comme directeur d'école pour ma mun ko dimbale ci politique am. alors mais tey bi nga nekkee moom lan moo la xiirtal dëgg-dëgg lan moo tax nga bëgg a def vraiment politique. mais ku deful politique defoo dara loo gis politique la loo gis ci àddina politique la politique de l'élevage politique de l'agriculture politique n'importe qui loo def rek politique la. d'accord kon Pape Birahim Sow ci UPS nga dooree li nga xam ne mooy sa wàllu politique lan moo la ci dugaloon tamit. man Daouda laa topp te Daouda UPS la woon c'est le produit pur et simple de l'UPS te moom laa toppoon. bi ma neewee Barkédji ñu def ma responsable de jeunes mu nekk responsable de jeunes l'arrondissement de Barkédji. nga jiitoon jeunes yu yëpp. arrondissement Barkédji yëpp. boobu tamit lan moo nekkoon seen liggéey dëgg-dëgg. politique moom def dox wax ku ko deful toogal da ngay sonal sa bopp da ngay def dox wax loolu rek la. kon UPS bi moom moo dem ba soppar ñu ku nekk PS ngeen nekkaat ci. bu rek ñu suñu maître à penser c'était Daouda Sow Daouda Sow son maître à penser c'était Senghor bu Senghor waxee Daouda ñëw wax ñu bu ñu waxee mun ñu def. mais mosoo woon a rencontré wala nga dajeek fenn Senghor. Senghor non pas quand même rencontre officielle parce que en ce moment ñun c'était notre maître à penser c'était Daouda Sow. lépp lu ñu soxloon ci Senghor moom lañ koy wax. alors kon Pape Birahim kon defoo politique idéologie xëy na du idéologie nga gëm mais da nga gëm rek comme mbokk. Sénégal amul benn idéologie sénégalais amul benn idéologue
même seen i jamono jooju tamit. waaw ba tey. ah mais su ngeen waxee ni yéen parti socialiste ngeen nekk ñii naan ay libéraux lañ ñii naan ay gauchistes lañ bu boobaa lan moo leen di wutale kon. ça c'est une façon de parler mais les risques sont les mêmes les façons sont les mêmes amul benn différence. dund nga ci moment yu am solo ci parti socialiste moment yu fort. yàgg naa ci lool. yan événement moo la gën a marqué ci li nga xam ne moom mooy parti socialiste. événement bi ma gën a marqué daal mooy événement bi amoon fii ci Dakar Senghor ne responsable yi nañu secourir parti socialiste au niveau de Dakar ñun ñëpp daaw dal ñuy woote nañu wax nit ñi nañu def seen mobilisation ñëw dimbali ñu fii ci Dakar man maa woo jeune Barkédji yëpp ñu indi ñu ay camion ñu dugg ci camion bi au retour sax am benn militant bi ñu toj boppam au niveau de Rufisque. boobu lan ngeen doon def si par exemple woote boobu lan la woon. woote c'était pour soutenir Senghor parce que Senghor avait des difficultés. pour faire quoi par exemple pour def lan. ah comme il y a des gens qui veulent le débarquer lui il veut se maintenir. ñan ñoo ko bëggoon a jëlee ci nguur gi boobu dañ ko bëggoon a jëlee ci nguur gi. ah oui mais Lamine Gueye disait que Senghor l'a trahi. Il fallait quand même trouver un moyen de le débarquer. À l'époque également, Lamine Gueye était très puissant. Très puissant, mais Senghor était plus intelligent. Peut-être Senghor c'est dans le monde rural, mais au niveau de Dakar, Lamine Gueye ëppoon doole. Dakar n'est pas Sénégal. Mais c'est la capitale quand même. C'est la capitale, mais en ce moment, la capitale n'était pas Saint-Louis. C'était pas politique. Senghor était beaucoup plus intelligent que Lamine Gueye. lu taxoon Lamine Gueye kon nit ñi topp ci moom ba Senghor yaakaar na sax day daanu. Non, Senghor parce que d'abord il a préparé la campagne rurale. Il a fait le tour du Sénégal et en ce moment les responsables restaient seulement à Dakar. Senghor il était le premier à faire le tour du Sénégal, à faire la connaissance de la population de base et faire des promesses. D'ailleurs qu'il a tenu. yan genre diggé la doon def bu daa dem ci monde rural bi. bu doon dem ci monde rural bi na ngeen jàngale seen doom yi. C'était le premier et le dernier mot en général de ces discours. Parce que quand ils ont fait ça, ils ont eu des conséquences. Les raisons pour lesquelles Senghor leur disait jàngale leen seen doom yi. alors mais moom jafe-jafe bi doxoon ci diggante moom Léopold Sédar Senghor ak Lamine Gueye yow naka nga ko jàngatee woon. Moi j'étais jeune, moi je ne cherchais même pas à savoir pourquoi. Je suis senghoriste. Senghor m'a dit de faire ça, je le fais. Je ne cherche même pas à savoir pourquoi. alors mais bu dee Mamadou Dia tamit nag seen jafe-jafe bi amoon ak Mamadou Dia. Mais c'est les conséquences. Quelles conséquences? Les conséquences de choix. Quand Senghor a voulu faire de Dia un premier ministre, mais sous ses ordres, Dia l'a trahi. kon Dia dafa wor ki nga xam ne kii mooy Léopold. Dia day wax ne Senghor day wax ne bu Dia wor na mais Dia tam day wax ne Senghor wor na ñoom ñëpp. dañuy jiiñante daal. ku nekk yaa ngi jiiñ sa borom yaa ma kii. mais yow noo ko jàngatee woon booba. Pour moi je ne cherchais même pas à savoir ce que Senghor disait, je le disais. Je ne cherchais même pas à savoir pourquoi. Senghor a dit ça, donc c'est vrai. kon jafe-jafe bi amoon ci diggante Mamadou Dia Senghor Lamine Gueye Senghor lépp moom docteur Daouda Sow mi ngi woon ci wetu Léopold Sédar Senghor. Il ne cherchait même pas à comprendre. Ah certainement. Pour nous c'était notre maître à penser. Quand il nous disait oui c'est oui, quand il nous disait non c'est non. alors ngeen ni dem ci parti socialiste alors élection 98 mooy élection législative yi nga xam ni ca nga nekkee woon député alors boobu tamit élection yi naka la demee woon ci Jolof rawatina ci Jolof investiture yi xam nga barki dem boo ñaay investiture yi gis nga coow li ci am ndax 88 yu mel noonu ngeen doon jànkonteel. Oui mais c'est différent parce que en ce moment il y a un maître à penser. ki nga xam ne mooy njaatige
lu mu wax rek loolu ngay wax doo seet sax lu tax mu wax lii da ngay wax ne comme Daouda wax na lii rek noonu la bu Senghor waxee lii rek noonu la. moom docteur Daouda Sow moo nekkoon tête de liste kon moo la tànn yow. moo ma tànn. mais bi nga tànnee ndax gars yi miruñu woon amul ñu nekkoon ci gannaaw xëy na di mer wala. peut-être certainement parce que am na ñi xam ne bëggoon nañ nekk leneen bëggoon nañ nekk li ma nekkoon mais buñ koy wax du ma ko fekkee comme man Senghor ak Daouda ñoo ma choisir buñ koy wax du ma ko fekkee parce que dañuy wax ne boo ko waxee xanaa Biraj da koy rendre compte Daouda bu ko Daouda rendre compte Daouda rendre compte à Senghor. ñoom daal benn lañ woon lépp woo si wax kenn rek kenn ka da koy wax morom rek boo waxee boo wax ko déet xam nga mas naa waxtaan ak benn mag ci Jolof mu ne docteur Daouda Sow boo daa toog ak moom bul jëw kenn parce que koo jëw rek da koy wax. waaw xam nga en ce moment il était jeune un jeune xam nga dangay am un sang chaud te boo yàkkamtee dangay yàkkal ci bopp te comme son père était intelligent certainement moo ko wax wottul li. moom docteur Daouda Sow. son père était le premier peul politique dans le Jolof. Ardo Sasi Njeli était le premier peul politicien. Les autres en ce moment vous ne savez même pas ce que c'est que la politique. ok docteur Daouda Sow da koo doon na si papam rek. moo ci doon c'est son maître c'est son père et l'intelligence est la même. mais investiture 88 élection yi naka la demoon parce que yow ak Ablaye Niang yaakaar yéen a nekkoon député parti socialiste. mais dans le département de Linguère en ce moment bu Daouda waxee A la boo waxee B la day ñëw wax ñu liste yi daal moom la bëgg ngeen dimbali ñu ngeen wote ko fu mu jaar ñu tàccu la. boobu ñan ngeen doon xëccoog boobu jamono ñan ñoo nekkoon ci beneen parti bi. presque pas. parce que mooy la nga naan mooy carte unique moo fa amoon. presque pas donc c'est. dafa yomboon politique unique. je n'ose pas dire mais c'est presque. c'est tout comme. yéen kay kon seen politique yomboon na amu leen ko xëccoo. c'est normal parce que en ce moment nit ñi yeewaguñu bu baax a baax léegi fii ci Parcelles sax boo fi ñëwee rek wax ñaari baat am xale bu tuuti bu ne loolu di moom même bu la weddul tam dina kii moom dina def réaction mais en ce moment kenn xamul nan lañ koy defee di ñu wax ne diw def nañ ko nangam rek bu ñu waxee loolu ñu tàcc. juróomi député yi naka lañ def ba fal ko jamono jooju ci département bu Linguère ci 1988. c'est normal parce que l'ami de Senghor fait ce qu'il veut chez lui parce que les listes c'est Senghor qui les partage voilà les listes xam nga Senghor moo koy seddale bu fekkee Daouda buggee ñeenti député ou bien juróomi député bu ko waxtaanee ak Senghor rek koy jox te bu waxee nañ jox Jolof yi 5 députés kenn du wax déet te amoon nañ déjà députés yi départementaux yi ak ñeneen ñi nga xam ne sur la liste nationale lañ leen di def. politique nga xam ne gi Léopold Sédar Senghor amoon na ko ci docteur Daouda Sow kon moo taxoon mu cëralee Jolof juróomi député. waaw certainement en tout cas c'est de grands amis ñun loolu daal bu ñu koy def ñun du fekkewuñu dañuy ñëw rek ñu ne def nañ proposition diw. rek ngeen topp ci. rek daal di tàccukaay bu ñu tàccoo rek bu ñu demee def nañ ko ba. alors kon tey jii bu ñu jàppee ne xëy na APR li mu fal si ay député département Linguère moo ëpp jamono jooju la moo tax ñun ñu war nañ ñu mel ni yéen Pape Birassi war ngeen a leeral ne Jolof yàgg na am député yu bëri. parce que Jolof bu la waxee waaw rek la bu la waxee déet rek la loolu moo tax alay saga régime bu ñëw am ay xarit Jolof parce que bu ñu la waxee waaw rek waaw la bu ñu la waxee déet la. mais tendance bi amoon par la suite tendance bi lan moo ko waraloon Jolof diggante docteur Daouda Sow ñoom Ablaye Niang lan moo waraloon seen tendance dëgg-dëgg. xam nga y a 2 raisons je pense man. excusez-moi de faire penser pour nit ñi defe ne maa ngi wax pour affaire racisme pël yi yeewu nañu te xam nañu ñoo gën a bari
wolof yi ñoo gën a jàng lu tax pël yi am yi te jànguñu. foofu lañ ko tegoon. foofu lañ ko tegoon. mais teguñ ko woon ci xëy na kenn ku ne da doon xëccu ngir war na yaay responsable wala. non mais responsabilité bi kay était déjà faite. parce que ñoom ñëpp ci parti socialiste la nekkoon. ñoom ñëpp ci parti socialiste tendance rek la bu ci biir tendance bi nag ku ëpp nit ala sax dafa ëpp ay député parce que bu ñu waxee nañ def proposition yow am nga mbooloo bu bari nga def sa proposition bu ñu laajee nañu yëkkati loxo ñu yëkkati loxo bu ñu compter fekk yow yaa ëpp nit. mooy loi de la démocratie rek. c'est la démocratie c'est ça qui manque maintenant. mais jamono jooju kan moo ëppoon doole Ablaye Niang wala docteur Daouda Sow. Daouda Sow moo leen ëppoon doole parce que Daouda Sow képp ku wax mbii mi rek doo seet est-ce que Daouda defal na ma ou bien est-ce que Daouda dina ma defal man Daouda rek laa doon boo waxee mbii mi bu Daouda waxee rek nga ne man Daouda la ànd te ils sont nombreux ils sont plus nombreux que les autres. alors mais yow Pape Birassi bi ñuy wax li nga xam ne mooy congrès sans débat bi nga xam ne bii daanaka ci la Djibo Leyti Kane dem si yàlla génne woon ci parti socialiste lu taxoon àndoog moom nga bañ a dem ci URD des ci parti socialiste. parce que man j'étais toujours avec Daouda Sow. Daouda Sow était notre maître à penser. Djibo nekk na cadre supérieur. xëy na dafa defe ne woon moo ëpp Daouda doole ci au niveau national waaye base ba mu xamoon ne Daouda moo ko ëpp nit. alors mais ndax jamono jooju yéen waxoon ngeen ci xëy na du ngeen fekkee fu ñuy néewalee doole Djibo Leyti Kane ndax jamono jooju bi ñu ko bëggee néewal doole comme dañoo jàpp ne socialiste dañ ko bëggoon a néewal doole ndax waxoon ngeen ca yow docteur Daouda Sow ñoom. am na li ma la wax léegi Daouda Sow bu waxee bu waxee yàlla na wax lu baax parce que bu waxee leneen tam loolu rek la ñuy def on ne cherche même pas à savoir bu ñu waxee A daal A la bu waxee B ñu B la. mais teewul ne yow bi Djibo Ka di génn ci parti socialiste yow génnoo woon waaye amoon nga cofeel ci moom. waaw parce que man Djibo Ka bu mu nekkee ministre man la njëkk a jël attaché de cabinet mu jël ku tudd Samba Ba chef de cabinet ñu nekk ay at mu ne Samba Ba na bàyyi mu jël ma chef de cabinet. mooy jamono ji koy Abdou Diouf di def ministre. yu Abdou Diouf defee Djibo ministre de l'information man la jëloon attaché de cabinet jël Samba Ba comme chef de cabinet. loolu te da ngeen xamee woon bu yàgg Djibo Ka wala. waaw Djibo Ka suma jabar ji toogoon fii léegi xëy na xam nga rakkam bu El Hadj Lab Djibo moo ko yóbbu mag parce que Djibo c'est l'ami de El Hadj l'ami intime doomam unique bu góor bi El Hadj Lab la ko tuddee. te El Hadj Lab mooy rakk suma jabar ji moo ko may premier billet mag moo ko waay. nga nekkoon attaché de cabinet lan moo nekkoon sa liggéey ci wetam rawat na ci Jolof da nga daa wàcc di ko politiquer sa Jolof wala. malgré bi ma nekkee ci son cabinet attaché ou bien chef de cabinet Daouda sur le plan politique Daouda la ànd ak. lan moo tax Djibo Ka xam ne yow yaa ngi liggéey ak ki nga xam ne kii mooy docteur Daouda Sow ba pare moom mu lay def attaché de cabinet. parce que Djibo Ka bi muy nekk ministre ñun ñëpp ci gannaaw Daouda Sow lañu nekk xam nga Daouda biñ ko nommé ministre de l'information après c'est Djibo qui l'a remplacé à l'information c'est en ce moment mu jël ma comme attaché de cabinet après chef de cabinet. alors kon ñi wax ne xëy na def nga tuuti URD parti bi dugg nga ci tuuti kon. loolu amul musuma ci dugg man j'étais avec Daouda Sow. alors bi ñu ko créé mais def nga PDS Pape Birassi. waaw. lan moo la ci dugal. li ma ci dugal de xëy na am na li ma ci rus a wax. loolu sa wax xanaa lu rëy na. lu rëy la. mais ñi ñuy déglu nag tey dañu bëgg nga defal ñu émission boo xam ne émission spéciale la ndax ñi ñu déglu. waaye lii moom ku doful bu mu waxee lii dina xam ne kii de wax na dëgg parce que fekke na ko. moo tax ñi ñuy déglu ci Jolof wala bitim réew danañ xam ne li nga xam ne moom ngay wax nii lan moo la génne ci PDS dëgg lan moo la dugal ci PDS d'abord. li ma dugal ci PDS était au pouvoir mais moi je n'ai jamais fait l'opposition xaw ma opposition. da nga doon transhumé. non transhumé ma kay dama bàyyi
parti socialiste dem directement ci PDS. ak ni nga mel ak docteur Daouda Sow. waaw. lan moo la métti woon dëgg-dëgg. loolu du wax mën a wax. mais kon dañuy wax da ngaa transhumé. yàlla xam naa. mais mag ñi ñu déglu si Jolof bëggoon na ko xam Pape Birassi. waaye am na li nga xam ne man itam jolof laa. mais junjal ma ci dara rek junjal ma ci dara. am na li nga xam ne daa ko ruus a wax. mais doo ma si junjal da nga amul lu métti dëgg-dëgg. déedéet xam nga man pël la boo ma ne nii rek kos nii rek damay gis suñu bopp. kon dañ la faa bëggoon a sewal bëggoon la faa tuutal. man nag loolu laa du nangu loolu du ma ko nangul. tuutal papa sax du ma ko nangul ci ak keneen. loolu nag kenn ku lay tuutal. mukk moo booleeg sa kii bi sa xarit bi. Habib Sy. waaw. non Habib Sy de sama xarit dama koy éviter woon bee passé. balaa nga wax nga sama xarit ñi ñuy déglu mën nañoo wax ne gën encore xaritu daam la. waaw. seen xarit xaritu waa Jolof laa de. waaw xarit xam nga. ni ñu la bëggoon a tuutal si Jolof la kon ci parti socialiste. waaw loolu moo tax biñ ma ko defee ma dem ci fekki PDS. xanaa boobu fekk na docteur Daouda Sow gaañu wala. wallaahi bi mooy dem ba këram ma nekk Daouda man de ruus naa taxaw fale di wax Daouda def na ma nii wax na ma nii def na ma nii daf na ma nii ruus naa ko def ci Jolof waaye bu ñu nekkatul ci benn parti dootuñu werante bon nag bàyyi naa tey parti socialiste. mais boobaa lan ngeen ñàkkoon a déggoo xëy na dëgg-dëgg ci point boobu xëy na ak ñàkk a déggoo la ci politique ci gëm-gëm ci politique. waaw loolu moo tax ma ne am na li nga xam ne dama koy ruus a wax sax. mais ñàkk a déggoo moo doxoon seen diggante yow ak docteur Daouda Sow. waaw te man am na li nga xam ne yàq na ma. yow mooy lan. pël man pël laa boo ma xosee rek ma xos la quelle que soit ta responsabilité la foo mun a toll. boo ma defee nii rek man tam ma kii la. li ngay wax ak nii gën Pape Birassi day xaw waroo yow comme nee ngoon moo doon sa njeet gi ci wàllu politique lépp fu mu lay wax jaar leen na ngeen jaar tey boo bëggee waxaat ne fii tey mu xosi la nga xasu ga. waaw du wax naa la au début bi ñuy amee fii événement jeune barke ji la mobilisé def ay camion kenn ki au retour ñu toj boppam ci Rufisque mu ngi dund bee tey loolu moo tax comme daaw naa bi ma nekkee xale bi ma mag am na li nga xam ne nag dinaa ko nangul nit waaye nag am na li nga xam ne du ma ko nangul suma papa sax sàkkaaki neen. alors da nga ko proposé woon dara wala da ngaa bëggoon mu defal la dara defal lu ko moom docteur Daouda. non ku toppa nit kay pendant 30 ans ou 35 ans o kay def ma dara def na ma député am naa suma benn mandat loolu keneen tam bëgg na am benn mandat c'est normal mais am na li nga xam ne li ma doon am mënatuma ko ci am xam nga loolu yëpp. daa amoon ñu waroon docteur Daouda Sow ba mënatoo wax ak moom. waaw am na waaw te xam nga ñooñu dañu doon fiir rek kii loo ko mën a wax li la ci wax rek lay def boo ngeen demee ba ngeen toll foofu boo gisee leneen bu fekkee nit nga bon kay nga baxal ka te moomoo ko. te yow ba ngay dem dangaa dem ba ca moom wax ko. damaa dem ba këram. xam nga am na ñoo xam ne bu ñuy ànd ak nit bu ñuy dem sax daana dañuy dégg rek dem na. damaa dem ba këram ma nekk diw man de li ma indi tey bugguma woon mu indi ma fii mu ne lan la ma ne léegi bokkatuma ci yow ci politique ti ndax wóolatoom. parce que wóolatoom man nag comme wóolatul mënuma liggéey ak moom mu wax ma ne wax naa la man benn baat laa am bu ma la waxee waaw la bu ma la waxee déet la. léegi kon yow maire donc moo la dugal ci PDS mais bëggoo woon a jógee parti socialiste. maire te xam nga maire boo meree dangay ree sa bopp. bon kay boo meree mun nga bàyyi li nga bëggoon. ba nga demee ci PDS kan nga fekkoon. ñoom ñëpp waaye borom PDS bii de moom kiiwuñu lool. Maître Abdoulaye Wade. gisantewuñu gaa bu bari de benn yoon lañ boo mën a tasi barki ñaay Linguère fekk mu ngi jóge Matam. ñu Maître Abdoulaye Wade.
kon kan moo dugal ci parti PDS kon. Habib Sy. Habib Sy moom. boobu moo ne ko attaché de cabinet wala. non 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 il était responsable de Linguère. il était responsable de Linguère. nga dem toog waxtaan ak moom. waaw man bu ma la waxee waaw rek la bu ma la waxee déet jarul ngay déey bu ma la waxee waaw noonu la bu ma la waxee déet noonu la am na li nga xam ne nag bu ma ko xalaatee rek ma ree lu tax loolu dama toog ba fii fekk ñu ngi investir ay député Habib ñëw mu ngi ànd ak jabaram yàlla na ko yàlla yërëm ñu ñëw fi wetu timis ñu ñëw ci saal bi ci ko suuf mu ne ma Bira Sy man de indi naa fi problème bi nga xam ne yow rek yaa ko mën a résoudre ma ne bismillah mu ne dama dégg ne dangay dem màkk ma ne waaw bu am na billet bi suma doom jox na ma xaalis billet bi mu ne waaw man nag dama la bëggoon def député. bu ban année la noonu. les investitures xaw xamatuma sax. 2007 donc xanaa bi yàggul mu ne ma te boo demee boo demee. Màkk bon mënu ma la investir dangay dama bëggoon nga bañ a dem Màkk ma ne wax ji rëy na. gis nga loolu moo tax ma bay ko. loolu kese. loolu lu tolloonu aji Màkk nga bugg ma def li nga xam ne mun nga ko def nga may fenal bul dem boo demee du mën a def député te bi ma demee man ak la femme là comment elle s'appelle ancienne députée bu PDS bi bu Linguère Ndeye Fatma ñoo ànd. te Ndeye Fatma la investir. waaw déet def ne woon bu ma demee Màkk mënuma investir te Ndeye Fatma investir nañ ko moom mu ngi dem Màkk ñu ànd. te yéen ànd Màkk yéen. waaw mais fekk demaguñu nag bu mu koy waxee fekk demaguñu ma ne ko waaw mais yow danga may jël pour un enfant ou bien kana xamuloo yow mun naa la jàngal fukki at politique investiture lu kii ak dem député nekk député. mais yow lan nga yaakaaroon moo taxoon mu bëgg a def loolu ak lan la séntu woon par exemple. non def bëggutoon ma nekk député rek c'est tout. mais nag xëy na da doon séntu pour nga defal ko campagne wala. mais loolu kay du tere rek ma def campagne parce que bu ñu demee dañuy ñëwaat di def campagne. amoon na temps ci diggante bi. amoon na moment bu nga xam ne mun na ko def lépp moom kay def ma trahir rek te munul wax te bu munoon wax sax du wax loolu xam nga kooku moom ki ngay wax da nga koy jël comme un enfant ou bien comme un animal boo demee Màkk du mën a mun a investir xam nga loolu c'est un enfant ou bien un fou qui croit à ça ma ne ko yow bu ma demee Màkk dootuñu ànd bu ma demul Màkk dootuñu ànd parce que dangaa defe ne dof la te xam naa ne mun naa la jàngal maa la ëpp at. alors moo tax nga génnaat ci PDS. moom bi ma génnee ci moom laa génne ci PDS. alors mais defaatoo beneen yenn RD ci diggante bi. mais Pape Bira Sy Sow mais lu jëm ci APR tamit xam naa ne APR tey ñun ñëpp nangu nañ ne xëy na yaa fay njaatige président Macky Sall ci département Linguère. sa diggante moom président Macky Sall. maa ko njëkk dalal de maa ko njëkk dalal. parce que waxtaan naa ci ak Amadou Ngounel Sow ak ñeneen ñoo xam ne ñii. waaw indi kanaa wax na la ko. alors mais sa diggante yàggum président Macky Sall fan la dooree laa wax ci PDS nga ko xamee woon parti socialiste wala fan. non damaa toog fii un soir les députés de Vélingara la. Demba. Aliou Dembourou wala Aliou Dembourou ñëw fii xam nga kooku c'est mon oncle mu ne ma Bira Sy man de dama bëggoon ñu ànd ak Macky suma xarit la yow suma oncle la ma ne waaw mais man boo waxutoon loolu sax man pare naa dem ci Macky boo ñëwutoon damay dem ci Macky boo ñëwee tam ça m'encourage. bi nga génne ci PDS da ngaa toog tuuti dafa toog politique xaw a. mosuma bàyyi politique mosul am. mais bi nga génne ci PDS kan nga doon politique bi ma génnee politique fekk Macky ñëw na ma dugg ci Macky mu ngi def tendance am ma ànd ak moom yóbbu ko ba Barkédji mu fanaan suma kër. sa kër ci Barkédji la fanaan. waaw.
ñaari yoon la fanaan Barkédji première bi muy ñëw dama ko yóbbu ci suma benn neveu yóbbu ko mu fanaan foofu ma nekk xaw ma kañ ngay ñëwaat fii waaye bala ngay ñëwaat fii boo gisee ma dalal beneen kër aw ma bâtiment mais bala ngay ñëwaat fii xaw ma fii ak 1 mois ou bien 2 ans boo fi ñëwaatee suma kër ngay dal fekk ma def bâtiment foofu ngay fanaan noonu laa def. Pape Birassi Diaw nag wax dëgg yàlla politique au niveau de Barkédji war nga ko gën a diisal parce que foo demoon boo xam ne fii mën nga faa tabax kër am nga doole ji mais tabaxoo ko lu taxoon. non fekk tabaxu ma woon. demal Barkédji bu fekk. non xam naa léegi xam naa tabax mais jamono jooju laa wax par exemple. waaw mais parce que je ne prenais pas ça au sérieux am naa suma kër am naa suma benn case carrée bu 6 côtés avec douche intérieure en ce moment c'était important. mais bi may amee gan bu toll na Macky ma yóbbu ko ci beneen kër parce que kooku am na bâtiment ma ne bala ngay ñëwaat fii fekk ma def bâtiment. alors mais Pape Birassi président Macky Sall bi muy ñëw département Linguère xam nga boobu PDS moo fa gënoon am doole daanaka xanaa fu mu nekkoon sax jafe na. laa ilaaha illallaah en ce moment Jolof nii laa ko def de. noo ko defee nii ak PDS ñi fi nekkoon ñi. mais bi parce que waa PDS ñoo nekkoon ci nguur gi. moo nekkoon ci nguur gi waaye ñu mosuñu bugg PDS en tout cas pël yi man bi ma génnee PS ma dem tourner ak Habib Sy su ma néeg la fanaan man ak moom dans le même lit ñeneen ñi dalal leen ay kii ci suuf foofu la ñu fanaan ba ñu kii waaye demal foofu tey loolu nag yàlla ak Macky moo tax ma def amoon naa moyen def ko sax mais defuma ko woon. j'avais fait ok sama laaj dëgg-dëgg loolu la jëm parce que amoon nga moyens yi amoon nga jumtukaay yi lu tax te boo ko foon mais ñu gis ne président Macky Sall bu ñëwee léegi da nga faa def yu yëpp mag na boo yi tey. waaw xam nga nit boo gis day def erreur dama defoon na case carré bi ma defoon foofu parce que bi mu ko defee ba pare ñëpp dañ ñëw di ko seetaan. bi mu ñëwee Daara tamit également yaa ko booleeg ki nga xam ne mooy Amadou Ngoune Sow mu jox fu mu dëkk. waaw xam nga dañu am tournée la première tournée qu'il a effectuée à Daara dafa ñëw mu ne ma Birassi man de maa ngi sa gannaaw loo ma wax man xaw ma fi kenn loo ma wax ma def yow rek ak Samba Ndiobène Ka laa fi xam. Macky Sall ci rajo laa koy wax. oui dina ko dégg. xëy na ou bien keneen dégg ko wax raconté ko. président Macky Sall mu ne la yow Pape Birassi ak Samba Ndiobène kese la xam dans le département de Linguère. Samba Ndiobène moo nekk Daara ma ne nañ dem Daara foofu la ñu fanaane Samba Ndiobène seetal ko fu muy dal man tam vraiment je n'y croyais pas du tout parce qu'il y avait un risque. Les gens ils ont préparé un grand coup parce que dañ ne nañu bàyyi ba ñu reer ba pare bi ñu bugg di tibb ñu ñëw ñu ne Macky na génn kër gi parce que kii Samba Ndiobène moo suñu kër ma dégg loolu ñu dem def tournée arrondissement bi ñëwaat vers le coup de minuit ma ne Macky dégg naa nag nit ñi ñu ngi préparé un coup ici waaye man j'ai pris le devant dem na suma benn kër mbokk bu tudd Sam Amadou Ngounel foofu la bëgg ñu ànd foofu nga fanaan foofu mu ne daa kii Birassi man loo ma wax rek loolu lay def maa ngi si gannaaw loo ma wax rek loolu lay def ñu dem def tournée réer ñëw très tard vers le coup de 1h 2h du matin fekk nag waxaan naa jabaru Amadou Ngounel bi mu woo Amadou Ngounel mu ngi Angola. Menge woo ko jox ma ko ma ne dama am gan bu rëy Macky Sall mooy ñëw fii ci Daara te man xaw ma fii kenn ku ma wóolu ku du yow te yow nekkoo sa kër yaa ngi en voyage mu ne kër gi sa kër la loo ci def doon lañ koy defee loo ci wax loolu lañ koy defee ma ne waaw bi ñu waxee Macky dangay génn fii bo lañ bay ba ñu bugg a tëdd ñu dàq ko fi ma ne Macky bu ñu reeree ba pare nañu dem fanaani suma kër mbokk
Macky mu ne ma Birahim man loo ma wax rek loolu lay def ñu daal di génn dem fanaan kër Amadou Ngoune lii moo tax mu xam Amadou Ngoune. d'accord mais kon yow lii moo tax ñu ne tey jii Amadou Ngoune Sow bu nekkee maire Barkédji yow la. du ma wax dara yàlla xam. moom xëy na. wéddiwuñ ko xëy kay li ma la wax rek am na li nga xam ne rus naa ko wax. mais am nga sañ-sañu jàppale ko laa wax. alors mais tey mën nañu wax ne kon jàppale nga Amadou Ngoune Sow bu mu nekk candidat pour jël mairie Barkédji. waaw loolu Amadou Ngoune nga koy laaj xam nga lu pël di wax ñaama tamit tuut loolu Amadou Ngoune moo lay mën a wax man du may wax dara. ndax jàppale nga ko wala jàppale ko moom rek moo ci mën a tontu. waaw lu moom rek moo ci tontu man du ma ko tontu ci balaa. jàppale nga ko xam nga Pape Birahim li tax nga jàppale ko mooy ki nga xam ne ki moo fa nekkoon président conseil rural ba bokk leen woon gis-gis ci wàllu politique. man presque ñoom ñëpp amuñu woon difficulté ci suma diggante ak ñoom parce que ñoom xam nañ ne am bu ma leen waxee A lay doon même bu may dee du nekk B mukk bu ma la waxee B du nekk A mukk loolu moo tax c'est la chance que j'ai ñoom ñëpp xam nañ ne man bu ma la waxee lii rek loolu moo nekk suma xalaat. alors mais tey bi ñu gisee ne fi mu toll nii bi nga xam ne ni xëy na jàppale nga ko loolu moom xëy na doo ko nangoo wax mais ñu mën nañ ko wax ne xëy na jàppale nga ko moom Amadou Ngoune Sow pour mu nekk maire Barkédji mais bi mu ko nekkee tamit am na proposition yoo xam ne defoon nga ko ba ci premier adjoint sax am na koo xam ne kii moom moo ko proposé woon am beneen mbir bu ci amaat. waaw loolu laaj ko boo amatee ak moom entretien laaj ko man comme li ñuy wax man du ma wocc du yàbbi. alors mais kon da nga jàpp benn wor dafa am seen diggante politique bi ñi ngeen ko doon doxalee ak lam la diggoon. loolu yëpp de yàlla xam na bàyyi naa ko yàlla rek du ma ci tontu. alors mais ndax jamono ji yaa ngi koy jàppale ci commune bi en tant que mag fekk baax ci commune ba. laajuma ma jàppale ko laajuma man bépp doomu Jolof ou bien doomu Barkédji bu ñëw mun a jàppale ma te ma war ko jàppale man ne waaw dina la jàppale bu mën a waxee waaw dinaa def li ma la wax kooku nga nekk wolof ou nekk pël ou bien nga nekk naar. mais ku la laajul moom laajul la rek. ku la laajul kay moom sonalu la. mais ndax tamit mënoon a xam ne doomu dëkk ba nga bu fekkee ne am na loo xam ne li am na fay jafe-jafe wala ngay xëcc ay nit pour ñu ñëw gën a soqale li nga xam ne mooy Barkédji. mu koy ku la laaju fa nga dëkk. du mooy mag moo mag tey boo ko màggee sax moo la ilif loolu kay doy na kay. alors mais tey jii xëy na élection locale dem na sa diggante ak président Macky Sall la nga ko defaloon jamono ji seen relation. yónnee na fii soo jabaram ba fii bi ma ñëkkee malade yónnee na fii jabaram. Marième Faye Sall. wallaahi fii ci biir néeg bi. muy fedd la kóllëre ak yow. wallaahi. kon président Macky Sall lépp loo xam ne defaloon nga ko dans le département de Linguère politique bi amul lenn loo xam yaa ngi koy rëccu tey. non rëccu amul man suma problème man yàlla na Macky nekk président de la république rek nekk na ko. man tam li may bugg leneen moom kay moo war a xam li mu war a defal ak li mu warul defal ak li mu warul def waaye man kay. li nga war a defal mi ngi la koy defal. bugg naa lu gën lii de bugg naa lu ko ëpp. lépp la président Macky Sall defal nii. mais loo bëgg kon nag Pape Birahim. ma ne bugg naa mu def lu gën li mu def. mais xëy na da nga koy proposer dara na président defal lii wala defal ma samay doom lii wala defal ma lii bu ko defee boobaa ñun ñi xam. am naa doom bi nga xam ne il est venu de Paris avec des choses de diplôme supérieur. Tourade Sow mu ngi fi di chômer presque. te moom yëg na ko parce que wax ñi gis na ko France plusieurs fois. loolu moo taxoon ma ne ko ñëw fii xëy na bu ñëwee président dina ko gis mu war am lu ko defal loolu ndax moom yàlla ko yor. mais xëy na entourage bi nga xam ne bii ñoo wër président xëy na moo tax rek wala. xaw ma ci dara man daal dama defoon ne fi ñu jaar suma doom du chômer avec des diplômes supérieurs loolu moom am naa ci droit. mais bu dee sa digganteeg sa doom Aly Ngouille Ndiaye tamit alors àndoon ngeen politiquement wala. àndoon nañ. seen ànd fan la tegu woon. xam nga Aly balaa Macky nekk man maa jóg fii dem
bureau bi mu nekkoon. maa ñëw foofu di wax yow Macky sa collègue la yéen ñëpp ay ingénieur ngeen mu ngi seet yow tu es jeune ingénieur kaay ànd ak ñun nga dem ak moom xëy na bu yàlla defee mu am nga am ci teraanga mu ne waaw tonton xam nga tonton la may wax xam nga maanaam bàppam nii lañ woon. Ibrahima Diatta Ndiaye nii lañ doon ànd ak. yéen ñaar. ñun ñaar nii lañ doon kii. ci politique la woon wala. politique ak mbokk bi bon moo gën a rëy politique bi maa dem bureau bi nekkoon. mu toxu foofu amal fii beneen bureau fii ma ñëw ba foofu encore mu ne ma waaw Macky sax ñëw na fii waxtaan nañu maa ne waaye léegi kay defal li ma la wax rek ñëwaat rek bu ñu amee nga seddoo aw cadre supérieur ga bu ñu amee nga seddoo ma toog fii mu ñëw ànd ak son chef de cabinet la Ndiaye Bassirou Ndiaye mu ne ma tonton li nga ma doon ñaan di nangu naa ko ba tey invité naa Macky na ñëw benn hôtel bu kii bu nekk fale gi. ñu daje si benn hôtel rek. waaw meeting la meeting pour rejoindre ma ne waaw loolu rek laa doon laaj loolu rek laa la bëggaloon nga ñëw bu amee mais yow mun nga nekk lu ne yàlla def na nag ci suma làmmiñ barke. mu nekkoon ministre de l'industrie des mines. tey jii mu nekk ministre de l'intérieur. te man maa njëkk jàpp ci loxo ba nekk xaay ànd ak kii. alors mais xëy na loolu fàttewu ko. fàttewu ko de waaye jërëjëf dara. kon kay fàtte na ko comme. déedéet xam nga man léegi defal ma. du ma ko seetal dara kenn dara. man sant naa yàlla. am naa fi ma nekk fii am naa fi ma nekk Linguère am naa fi ma nekk Barkédji foo ci ñëw doo ma wax lu bon da nga ne kii di du saay-saay. Aliou Ngouille daal mënoon naa def leneen. mënoon na def lu ko ëpp. ci lan par exemple nga ko doon xaar. ci lépp. non parce que moom mi ngi ñuy déglu xëy na ci. suma doom la bayam ñoo doon ànd arrondissement Barkédji bu nekk chef de CR guddi ak bëccëg même bu ma amul bu taxul mu nekk defoon naa yéene bi mais waroon na fay yéene bii rek waroon na ko fay. mais bi mu faloo ba tey woowu la téléphone déggante wu leen. kay ñu waxee man maa koy woo mais malheureusement suma téléphone kii bi dafa dem bu fekkoon du parce que c'est un ministre xam naa ne am nga numéro mais kon ma jox la numéro. naa la jox numéro am. déedéet jaru ko. mais daal ni mu taxawee nii daal moom rafetlu woo ko. bëggoon naa lekk génn. lu mel ni lan par exemple. man bu fekkoon man la ma ànd ak son papa kooku am ay doom yu am ay diplôme supérieur ma nekk ministre bu ma recommandé ci doom boobu te kenn la ñeneen ñëpp alhamdulilah ku ci nekk yaa ngi am faw dëkk waroon na ko def boo ko deful sax pour parce que baax na mais mu bañ ma dal di ko ŋaññ ay kii li ma ko defal ak li ma def loolu rafetul loolu nag man jaraluma dal maa ngi ñaan yàlla nag kii nga xam ne moom itam cadre de supériorité moom moo ci des amul place yàlla naka yàlla dimbale. mais fekkee du jaar ci benn loxo ci loxo yàlla rek. mais xëy na mën na jaar ci loxo sa doom Samba Ndiobène Ka. mosuma ko laaj. moom itam sa digganteeg moom. suñu diggante rafet na. barki démb rek la fi ñëw. dafa ñëw di ma nuyu si fekk maa ngi amoon suma rakk bu demoon màkk maa ngi convoqué benn chauffeur ñu ngi waxtaan location oto bi pour yóbbu ko Barkédji mu ngi toog nii Samba Ndiobène fekk ko foofu. ma ne Samba kii de dama ko waxoon pour mu dimbale ma moo loué otam mu ne déedéet bàyyil mu dindi kaalis jox chauffeur bi kaw ma ñaata la nag mu ne demal kii kay maa koy yóbbu mais loolu rek doy na. reconnaissance la. loolu rek doy na. xam nga am na ñi nga xam ne du alal lañ koy amee mais yëg bii rek xam nga loolu ku ñëw di la nuyu si
nga fekk nga bugg luwee benn oto mu ne bàyyi ko man jox naa la oto suba teel dana ñëw mais loolu lu rëy la rëy te maa ngi ko ñaanal yàlla nax yàlla dimbal parce que nit bu la tëralee yow itam bul añaan ñaanal yàlla li nga xam ne dafa yor li nga xam ne du jeex nga ñaanal ko donc yaa ngi koy jàppale Pape Birassi barki démb bi nga xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi doon ñaxtu ci élection législative yi naan dañu boycotté dañuy wax yaa nekk seen gannaaw de. dinañ ma tooñ waaye gis nga man am naa jikko bu bi nga xam ne sax bugguma ko mais suma jikko la bu ma la waxee waaw yàlla na fekk waaw bi baax na bu ma la waxee déet yàlla na fekk déet bi baax na bugguma wax ñaari yaa baax yu ñëwee fii nag am na li nga xam ne nag moom mënuma leen di ko tere ñun de def nañ ma ñu def nañu ni dañu bëggoon ñu itam ñu def ni dañu bëggoon nga ànd ak ñun xëy na sax dinañ am ñu nga xam ne dañu Birassi dafa non dafa ragal a ñëw ñu ne naa ànd ak ñoom ci audience Macky bi ma ne déet mënuma. maître Amadou Ka tamit moom itam xam nga ko. maître Amadou Ka yàlla xam na. Pape Birassi yàlla xam na mais ñun ñuy wax est-ce que xam na. loolu de doy na. mais xëy na ñu tënk mais ñi nga xam ne ñoom nga jaarloo ñëpp muy docteur Daouda Sow muy Ablaye Niang ñoom muy Maguette Lo ñoom ba ci Djibo Kam yi ñoom ñëpp seen diggante tey yaa ngi ci fàttaliku lu rafet. wallaahi maa ngi leen di kii bu baax a baax. lan la leen waa Jolof war a royee tey jii gone Jolof yi lan lañ war a mën a fexe ba roy politique yu ñooñu nga xam ne ak ni ñu ko doon doxalee. xam nga politique événement la lu xew tey boo ko buggee defaat déwéne jéeg dangay am ay difficulté waaye nit fu mu mën a ne ak fu mu mën a toll na bugg réewam te réewam bi ginal ko lépp mu bañ a am gàcce mooy def lu ñaaw ñu ngi la koy waxee diw koy def ni di fekk lu ñaaw la loolu dara jaru ko ci àddina parce que dana jeex te bu jeexee foofu lay nekk cay comme on dit en pulaar cay loolu nag yàlla dimbale. Pape Birassi Sow journaliste la woon lan moo ko dugaloon ci métier journalisme. man j'étais enseignant après ma bay enseignant daal di nekk journaliste. j'étais à l'APS agence de presse sénégalaise. comme correspondant. non bu ma nekkee correspondant bu ma nekkee Louga correspondant la bu ma nekkee Diourbel correspondant la nekk Linguère correspondant la waaye fii ci desk bi laa nekkoon ci Dakar. alors waa Jolof tey lan lañu war a mën a taxaw pour gën a bennoo parce que ku ne xam na ne Jolof Pël Naar Wolof la ak séeréer teg ñëpp dëkkandoo benn. waaw xam nga loolu lu ko mën a am. parti politique rek xam nga politique mooy toj réew mooy defar réew. mooy tas réew mooy defar réew. loolu moo tax booy def politique daal defar politique bu baax. nga bañ a def politique comme on dit en pulaar naabe ñuñ pël ñuñ wolof ñuñ séeréer ñuñ joola ñuñ bu ñu indee ñuñ rek yàq nañ képp kuy indi politique ci ñuñ yàq nga. kon ñu bay la Pape Birassi Sow amoon nañu mbégte loolu dalal la ci seen émission Pencum Jolof ñu bay la nga tàggu ñuy doon déglu ci Jolof ak ñi ñu doon déglu ci bitim réew. Dame Ndiaye a jaaraama a okki kam occasion ba ɓooy mi tora Allah kontaan naa lool waaye ñi ma déglu nag nañ ma baal lool nañ ñu baal ci wolof bu leerul bi waaye xam naa ne leerul waaye dëgër na waaye dëgër na bugg naa bu fekkoon su ma yéene la yàlla nangu yéene bi ñu nekk benn parce que bu ñu nekkul benn dañu yàq rek day yàq rek lu yàq nag kuy defar moo koy gën yàlla dimbale ñuy defar suñu réew Paris boo ko gën a rafet waaye moo ñu gënal Paris moo gën a rafet Jolof waaye Jolof moo ñu gënal Paris maa ngi lay gërëm nag ci entretien bi te nga baaxal ma ci wolof pël jolof bi. jaarama ñu koy gërëm mbokki di ko sant mu nekkoon seen émission Pencum Jolof ak Pape Birassi Sow ci Barkédji ñu fekkoon ko fii nag ci Parcelles Assainies doon waxtaan ak moom ñu gërëm ko bu baax ñaanal ko tamit wér gi yaram yàlla yokk ko gërëm mboolem ñi nga xam ne ñi ngi doon déglu Ferlo FM ak Jolof Actu ñu ngi leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen di leen jox dox daje beneen jamono ak beneen gan jàmm ak jàmm.
Muhammadu Rasulullah. Mario Maire, Mario Modegembere, Mario Modingira, Mario Mabajala, Mario Mawajala.